asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk yi ñu ngi ñëw li ñu dige woon pour def waxtaan bi nga xam ne une prévision lay doon ci semaine muy prévision hebdomadaire suñu jumtukaay nag dañuy sukkandiku ci li ñuy wax magie lunaire muy astrologie lunaire pour defal leen ay prévision semaine ba semaine bu soobee yàlla. léegi ci li ñuy basé boo xoolee am na ñaar fukki manazil ak juróom-ñett yoo xam ne yi nga xam ne moom la weer wi di tourner ci biir zodiaque bi bu ko defee ñaar fukk ak juróom-ñaar yi fukki degré ak ñett la moo lay jox ñetti téeméeri daraja ak juróom fukk ak benn am ci benn manazil boo xam ne fukki daraja ak ñeent la boo ko tegee ci ñetti téeméeri daraja ak juróom fukk ak benn bële mu jox la exactement ñetti téeméeri daraja ak juróom benn fukk ak juróom yi nga xam ne moom mooy tuuru zodiaque bi. léegi nag dafa am lenn lu ndaw luñ leen di bàyyiloo xel balaa ñuy tàmbali ci bés bi nga xam ne moom mooy nekk ni tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai. léegi xanaa di leen bàyyiloo xel ne li ñuy wax Jupiter muy le grand bénéfique di kawkab bu am doole bu mag boobu di yokk mbépp mbir boo xam ne nit ki daf ci jublu booy seet ci dawiram dugg noo ci xamal ci bu mu fa duggee nag ci fukki fan ak benn la ci mois de mai. xanaa di leen ko bàyyiloo xel ngeen bàyyi ko xel surtout nag ñi nga xam ne ay natifu bélier lañu di ay nit ñoo xam ne ay xamal lañu ak képp koo xam ne sa signe astrologique safara la tabiya bi safara la wala mu doon ngelaw ba mu des misaan. bu ko defee bu nekkee ci daraja yooyu moom dina fi def at door a jàll moom mustara ginnaaw fukki at ak ñaar lay def dawiram pour commencer waat beneen cycle am ci biir xamal. lu am solo la day jamono boo xam ne day indi li ñuy wax optimisme dynamisme waaye daf lay booster yokk say énergie sa kàttan ci booy jublu ci projet wala ci lépp looy yëngatu. jamono la boo xam ne dina yokk sa kàttan ci biir loolu ñu bàyyi ko xel. buñ demee ci altine ñaar fukki fan ak ñett ci mois de mai weer wi dafay nekk ci kër ñaar fukkeeli kër ak juróom-ñaar bi ñuy wax alfardul altani boobu ci juróom-ñetti degrém lay taxaw. bu fa taxawee dafay carré ak jant bi bu carré ak jant bi nag kooku aspect négatif la. foofu da ngay gis ne say émotion say yëg-yëg day xaw a dëpp day safaanoo tuuti ak sa li ñuy wax logique moom mooy sa mbiru biir sa nature propre sa personnel. donc dafay am lu muy wàññi tuuti ci nu mu tudd lu muy wàññi tuuti ci relation yi ba nga xam ne dina foog nga ànd ak tuuti tranquillité wàññi sa degré bopp pour mën a jëfalante ak moom ci say mbir. weer wi nag jamono boobu day fekk mu nekk en carré tamit ak astre bi ñuy wax moom mercure di xotarit di bu nekk carré day wàññi sensation nervosité lay indi tuuti loo xam ne dafa lay mel ni lu lay tàngal xaw a dëppook ak yi nga xam ne sa talent maanaam sa capacité sa li ñuy wax naan sa xarañte dafay xaw a wàññeeku tuuti ñu bàyyi ko xel bu baax. buñ duggee ci ñaar fukki fan ak ñeent ba tey dafay nekk ci xóot ci ñaar fukkeeli darajaam ak ñaar nekk ci kër gu ñu wax al batal al xóot. kër googu bu fa nekkee dafay nekk en conjonction ak xamar. bu ko defee xamar dugg na ci këram moom xamal la dëkk. weer wi nag bu nekkee en conjonction ci benn daraja daanaka ak xamal dafay nekk loo xam ne day yokk sa safara indi sa kàttan ci mbir moo xam ne da nga ciy dugg yokk sa li ñuy wax logique ak sa xarañte. donc dina la mën a jural lu bëri loo xam ne da nga ciy dugg pour mu jëm kanam waaye nag ñu moytu xaabaabal bi pour mu wàññi ñu lu bëri moom xamar moomu parce que dafa nekk ci këram te dafay am doole. ba duggee ci ñaar fukkeeli fan ak juróom bi boo ko defee da ngay gis ne weer wi dafay nekk ci këram gu njëkk gi nga xam ne moom la ñuy wax al sartaan ci juróomeeli dëgërëm muy daraja. bu ko defee weer wi foofu dafay nekk en sextile ak jant bi juróom benn fukki daraja lay dox seen diggante. loolu positif la dafay yokk say xalaat say yëg-yëg yokk sa capacité ci lépp loo xam ne da nga ciy jublu pour mu jëm kanam.
surtout nag ay ñaari diggante yoo xam ne ay couple la ñu wala ñaar ñuy bëggante foofu yàlla dafay dogal déggoo dafay am bu baax. jamono bu mu nekkee en sextile ak jant bi dina nekk en conjonction ak Mariix ba tey muy dëgg muy Mars, fekk nag Mars nekk ci këram ñu koy wax en domicile foofu safara yi day multiple day doubler boobu muy bés bu am solo pour nit ki bàyyi ko xel parce que ay xarañteem dafay yokk bu baax a baax ci ay projet yàlla da koy dimbali mu am ay énergie pour li ñuy wax ouvrir de nouvelles brèches ci côté relationnel ak activité yi muy mën a mener dans la journée. foofu nag dañuy éviter toujours ci jokkoo ak yenn nit yi mu rester calme, mu wàññi sa safara ba nga xam ne da ngay toog benn place di subir loolu daf koy def. ci même jamono bi dafay nekk en conjonction ak Mustara boobu ñuy waxle fekk da ngay day indi sensation d'optimisme, day yokk say xarañte ci sa wàllu liggéey parce que Mustara di Jupiter mooy le grand bénéfique. donc daraja yooyu bu fa nekkee ci biir kër googu ñu lay wax bu ko defee da ngay mën a yokkute bu baax ci xarañte ci ay projet pour mën a jëm kanam. ñaar fukkeeli fan ak juróom benn dina nekk ci ñaareelu këram di Gangunaam ñu koy wax Alboten foofu weer wi dina nekk au Bélier mais day nekk en conjonction ak Vénus ñu koy wax Zahrata muy planète bénéfique boobu nga xam ne mooy signifier lépp loo xam ne ay relation la ci wàllu lijjanti xaalis ak yu demee noonu. kooku nit ki na ko bàyyi xel, moment favorable la pour def lijjanti yooyu surtout le ba nga xam ne conjonction bu ko defee ak ci wàllu amour ak sentiment foofu day indi déggoo bu baax ci société, ñaar ñu bëgganteeg ñaar ñuy ànd foofu dañ ci am xarañteel. ñaar fukkeeli fan ak juróom-ñett ci mois de mai weer wi dina nekk ci sawru ñu koy wax Taureau, waaye foofu dafay nekk ci cappandalu maison bi muy wax la pointe de la maison, fekk ci catle lay nekk parce que dafay nekk à 0 degré. jamono boobu bu fa nekkee mooy ñetteeli demeure bu ñuy wax Alturaya, foofu nag dafay am conjonction moom weer wi ak Vénus ba tey di Bélier. donc li ñu waxoon fële na le dafay continuer seulement fii weer wi dafay nekk au Taureau, Vénus nekk au Bélier. bu ko defee affirmation lay okk considération avec les gens, bu ko defee day indi ay jokkaloo yu am rigueur ci wàllu bëggante surtout ak optimisme. jamono boobu nag weer wi dafay nekk tamit en sextile ak Saturne muy planète bi nga xam ne ñu koy Zohal mooy indi le sérieux, organisation, méthode ci li nga xam ne nga jublu daf lay indi plus de retenue ak jokkaloo ay diggante muy wàllu amour ak relation yu mu mënti dem nit ki da ciy def ak beaucoup plus de xarañte. ñaar fukkeeli fan ak juróom-ñett boo ko xoolee weer wi dina nekk ci ñeenteeli darajaam ci kër goo xam ne dañ koy wax al dabaraan boobu ci fukkeeli degré la fay toll ci sawru. moom weer wi dina nekk foofu ci fukkeeli degré ak ñaaram boobu ci sawru. obtention de soutien, da ngay am ndimbal ci wàllu lépp looy xam ne da nga ciy yëngatu surtout côté jigéen yi parce que weer wi mooy représenter féminité ci biir temu nataalu nit ki. symbolisme boobu dafay am solo trop ci wàllu sàkk dara sox ko pour puus ko mu mën a jëm kanam moom waxtu wi la. fi ñuy jeexalee mooy ñaar fukkeeli fan ak juróom-ñeent ci mois de mai weer wi dana nekk ci juróomeeli darajaam ci alxaq. foofu dafay def nouvelle lune, bu ko defee weer wi day tollu ci sawru ba tey nekk en conjonction ak nag Mercure muy l'intellect ki nga xam ne moo yor xarañte ak xalaat ak lépp lu mu mënti doon pour nga mën a def ay côté financier ak yoo xam ne dina tàggat sa xal ak sa esprit pour nga mën a jëm kanam ci loolu. xanaa di leen wax ne képp koo xam ne bëgg na plus de consultation mu saisir ñu au 77 710 47 61 wala ci WhatsApp 77 330 26 83 ñu mën ko defal ay prévision wala ay analyse profonde ci thème nataalam incha allah pour mettre ko ci yoon ci lépp lu muy yëngatu pour yàlla dimbali ko mu mën a gis xarañte ak yokkute ci mbir moom.
xanaa di jox daje di leen jox dig daje ci semaine prochaine muy altine ba cay topp incha allah ñu continuer waxtaan. asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ñu jox dig daje ba beneen.